mbokki internetu éveil ñu ngi leen di nuyu di am mbégte bu yaatu fas yéene ànd ak yéen ci bëccëgu yiw bi bëccëgu leer bi fii ci kër Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha Sy di ci ànd ak suñu sang suñu kilifa suñu capitaine Mame Cheikh Ahmed Tidiane Sy Moustapha xam naa du yàgg nis tuuti dina génn wax ak njaboot gi comme ni ko wéy juróom bu góor daan defee moom Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha Sy waaye mag ñi dañuy faral di wax ne jamono demoon na ba Mame Babacar Sy da daan dajale njaboot yépp daal di woo Mame Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum ne ko Maktoum te yow yaay wax ak njaboot gi jamono di dox ba Mame Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum jël rukk bi bàyyi lépp ak Serigne Moustapha Sy ndax yàlla ak xam valeur am ndax yàlla ak xam li Serigne Moustapha Sy mën a réaliser waaye tamit ndax yàlla ak am yaakaar ne bu dul Serigne Moustapha Sy rek mission bi tardé. kon nag wat ca wati noonee nag tey la ñu nekk di dund ci jamono ji ki coordonné lépp defar lépp si Malick lu jag lu ne yaa ko jagal nis tuut suñu capitaine dina génn daal di ñuy joxati bind waaw dafa mel nag sang baa ngoogee di ñëw njaboot gaa ngi jokk ku nekk ngi wane sa mbégte ñu ngi koy sargal moom Mame Cheikh Ahmed Tidiane Sy Moustapha ñu ngay dox di ñëw comme num ko miin di defee ànd ak Mame Babacar Sy ànd ak Papa Cheikh Sarr ca wet ba dox bu yiw dox bu teey dox bu dal wutali tant bu taaru bi fa conférence bi war a amee nis tuut ñu ànd ak yéen ci programme bi nga xam ne moo war a am ci bile bërëb jël bind tey loolu rek moo ñu war xam naa mbokki internet yi duñu def lenn lu dul bàyyi leen ngeen di wéy di suivre programme bi xew ci bile bërëb شملت بأبي هادي إلى النعم لكن ذلك في المشهور ممتنع تصويره راجعا ما جاء في النزول yoo xam ni ku xamoon lim lay jural ci yiw jar na sax fay ngir tegoo ceewno yooyu donte sax seen maam Seyid Cheikh Ahmed Tijani bu ñu doon def heure bu ñu xëyee fii ba déwén di dellu si it duñu yëg coono ci mbiram ndigalu kiñ ko defee it moom ndigal bum ñu jox rekk bànneex la ci ñun mu mel ni nag bu ñu doon dellu si it fii ba déwén bu ñu xëyee mën nañoo wax leneen lu wuteeg la ñu waxoon démb ndax mbiru Serigne Cheikh a yaatoo noonu ndax la Serigne Babacar Sy waxoon turandoom la donn mooy maanaahu bahrun fa laysa al aqlu nag yudriku ma waraa tawri al xija law kaana yahwaahu mbirama yaatoo noonu xam naa nag man démb maa fi jaar nab-nabi démb maa fi jaar jàngatu waaye tey nag dafa mel ni borom daara ji moo ñëw ci daaraam waaw démb dama jàngatu waaye allahumma la adurru tey nag kiy jàngale mi ngi nii donte boo waxee sax mu ni damay taqale xam naa nag moom démb dafa mel ni tooñ na ma ndax gis naa mu ni chef religieux dafa mel ni WhatsApp yi ak Facebook yi rek fu ma romb ñu ni ma chef religieux waaye nag moom dama xamul lu may wax ci wàllam ndax dafa am ku doon présenté benn kilifa waaye bi mu koy présenté di ko wax mooy kan baat bam ko tontu mooy man laa yaarifu shams est-ce que jant am na ko ko xamul te damay faral di wax ni y a des hommes qui essayaient de les présenter c'est se frotter à un exercice difficile les termes ne manquent guère car ils sont cultivés motivés distingués désignés courageux sérieux élogieux savants
éloquent, élégant, compétent. Mais tous ces qualificatifs réunis sont nettement en deçà de leur valeur réelle, car ils sont choisis par le Créateur pour guider ses créatures. Parmi eux, celui qui a eu le mérite de se faire distinguer par son ambition, son action et son enseignement, l'initiateur du Colisée de l'éveil, le capitaine des cœurs, je voudrais nommer Seyid Cheikh Ahmed Tidiane Sy Moustapha. kon nag sëriñ bi ñëpp a ngi noonu ci sa loxo tabarakallahu ubbil nañ la suñu xel taataal nañ la suñu xol yal na yàlla jàppale yal na yàlla taxawu yal na yàlla teg la loxo yal na yàlla yeggale la mottali sa yéene ci sa kilifa mottali sa yéene kilifa ci yow ci barke ñu tedd ñi nga am ñépp kon nag si Malick bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Quelle est la mesure de l'homme? Par quel standard ou calcul devrait-on mesurer la valeur de cette créature si complexe et pourtant si bornée? Serait-ce de par son apparence, sa stature ou sa forme peut-être? Sûrement pas, car ces variables ne sont guère plus que des mirages éphémères, loin de garantir la présence d'une quelconque substance utile. Serait-ce de par son nom, son appartenance, est-ce que ci yax bu rëy lañ koy nattee? Hors de question, car cela n'est guère plus qu'une question de chance, la loterie génétique, loin de garantir la présence de valeurs morales réelles. Serait-ce donc de par son statut social, sa renommée, et pourquoi pas sa fortune peut-être? Loin de là, car pour un lâche, se fabriquer une réputation et une fortune n'est qu'une question de quelques mensonges. La valeur de l'homme est bien au-dessus de ces charognes qui polluent les perceptions et déchirent les cœurs. Elle dépasse les pacotilles et les vanités sans intérêt de nos sociétés moralement fragiles. C'est une question d'intention, forgée par l'intense flamme de la vérité absolue et tempérée par le souffle riche de la noblesse humaine. C'est donc bien plus que des titres, bien plus que des belles paroles et bien plus que des multitudes d'autres futilités. C'est une révélation qui altère et reconstruit le fonctionnement profond de l'individu, afin de percer les apparences retardatrices et les revendications désertes des petits esprits. Entre fond et forme, entre apparence et substance, entre pouvoir et contre-pouvoir, de belles paroles peuvent aisément cacher un cœur noir. Un geste remarquable cache trop souvent une embuscade sournoise. Et des marionnettes, peu importe leur nombre, ne sauraient tenir tête à l'héritier ultime des secrets divins. C'est un sens exalté de responsabilité qui rappelle à l'homme noble que chaque droit accordé coûte un devoir rempli et chaque écart apporte ses conséquences. C'est cette vérité si vaste que Seyid Cheikh nous résume en ces mots très courts. Vous avez le droit de gagner, laissez-nous le devoir de perdre. Cet esprit de grandeur si parfaitement résumé est la mesure même de l'homme. Que vaut être gagnant si les âmes et les esprits saints périssent au nom des folies du moment? Que vaut être gagnant si c'est au coût de la dignité et de l'honnêteté? Que vaut être gagnant si tout est exécuté à la déloyale? Une nuance subtile, car la victoire n'a rien à voir avec les gains et les pertes momentanées.
Gagner ou perdre, c'est une question de tendance. La victoire, c'est une question d'objectif. Pour le noble, la victoire réside dans l'épanouissement et l'évolution saine de ses frères et sœurs, de cause, d'esprit et de foi. La victoire est dans la sauvegarde farouche des valeurs utiles pour les graines de demain. Une victoire fertile au-dessus des gains futiles. Kon nag nahnu awlaadu tijaani ndax moo tax ñu xàmmee te xam fi ñu jëm. Wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Taxale rek yàlla xam na ni démb sax biñ fi jógee ci leen jéem a xool rek lan lañu mën a bind. Ni ñu ko waxee rek tolluwaayu nit lu jara xam foo koy nattee la ndax ku ko bëgg natt ci alal daanu, ku ko bëgg natt ci daraja daanu, ku ko bëgg natt ci ay wax yu rafet ak tur daanu. Kon nag nit fan lañu mën a wat nattee tolluwaayam? Yaakaar naa Seydi Cheikh résumé na ko, te mooy baatam boobu ma tudd léegi. Ndax xam nga ndam lum la amal solo bu naree gaañ ñi nga am, gaañ ñi fi am solo, est-ce que jarati na ko? Est-ce que loolu mën nañ ko tuddee ndam? Yaakaaruma ko. Ñàkk ndegam mën nañ ko tuddee ñàkk, ndax yaakaar naa ku am yàlla doo ñàkk. Ki nga xam ni nee nga dangaa ñàkk waaye ci sacrifice boobu ñi nga am ñëpp jëriñoo, ñi baax ñëpp jëriñoo, est-ce que boobu ñàkk lañ koy tuddee? Yaakaaruma ko. Kon nag am na loo xam ni il faut ñu xoolaat ko. Am na loo xam ni ko bëggee tuddee perte da nga déggul, ndax ku si nekk ak fi nga koy nattee. Xam nga bu ñu nee course kii rawante, ki ñuy wax ni moo ci gën a gaaw, buñ ne moo traversé ligne d'arrivée bi, moo ci jiitu, est-ce que mën nañ ko jàppee gagné fekk li mu rawee ñi ci des bëriwul? Ndax bu fekkee moo fi raw kenn waru koo jege. Kon nag fekk distance boobu amul, bu jiitoo it gañewul. Ki nga xam ne nag tey jii nañ ne amateur la, miinul yëfi, xamu ci lu bëri, waaye gëm yàlla rek ne na jéem, bu ñëwee deuxième sax am na ndam, ndax rawante nag ñi fi raw te kenn rawu ko. Kon nag loolu ndam la. Kon nag mbir yi yëfi dégg la. Il faut que ñu dégg lan mooy ndam, lan mooy ñàkk. Nit amal alal yëpp, amal daraje yëpp, foo dem nañ la tudd, waaye bu la wóoree ni boo wéetee doo kenn, jaratu ko. Mooy li may waxtaan ak sama mbokk bi benn bés, ma ne ko nit ñi dañuy jaawale cër ak daraja. Ndax daraja buñ ko tuddee nit ñi ñoo tax, moo tax daraja fekk nit ñi ñëwuñu doo kenn. Cër nag ci yàlla la aju, moo tax fekk nit ñi dàqooñu doo kenn. Nit ki nag mooy tànn ba na ko ci gënal. Est-ce que yàlla faale ko, nit ñi jéppi ko moo ko gënal? Est-ce que nit ñi faale ko, yàlla jéppi ko moo ko gënal? Loo ci gis choix la, tànn rek la. moo tax am na loo xam ni boo ko moomee doo ko xëccoo.
doo ko xëccoo ndax koo xam ni boo xëccoowee ay bakkan xacc boo xëccoowee ay kurus xacc boo xëccoowee ay ngor xacc balaa nga xëccoo war nga xool bu baax li ngay xëccoo est-ce que jar na loolu yëpp moo tax am na koo xam ne balaa moo xool lii sama droit la xool moom li ko war ba pare ndax ni ñu ko góor gi jàngale woon nit balaa ngaa revendiquer droit matalal say devoir ba pare lu jar a bàyyi xel ndax dafa xew ci jamono am naa droit def lii bu ma neexee def lii nangam ak nangam waaye la la war loo ci matal nangam dara nekku ci waaw lii dafa xew d'accord waaye la war ci sa bopp ci say moroom ak ci say kilifa est-ce que def nga ko kon nag am na loo xam ne balaa nga koo tal jiitul ci li nga war ci li la war mooy gën di farata moo tax baat bu jara travailler la ndax xam nga balaa nga xëccoo sax mais nga tollool ki nga koy xëccool waaye koo xam ne bu amee yaa ko sedda tax sañoo xëccoog moom ndax xam nga dama ko mës a waxtaan ak nit ñu doon waxtaan ci diggante Serigne Cheikh ak Senghor ci pouvoir ak contre pouvoir ma ne ko da nga juum ma ne ko foofu du problème mu pouvoir ak contre pouvoir ndax pouvoir bi Senghor yore Serigne Cheikh ko garantir lépp ndax lan kàddu Serigne Babacar ndax moo fal Senghor ak lu mënti xew Serigne Cheikh dina ko protéger kon nag Senghor yorul cër dañ ko abal moo tax foofu kenn du tudd pouvoir ak contre pouvoir ndax xam nga li ma ci wax moo ci nekk ndax koo xam ne yaa ngi ko sonal teg ko lu ne mu ne tekk fi mu nekk rek lu mu wax créer la problème lu mu def indil la problème xam nga ni kooku du sa morom moo tax foofu kenn du fa tudd pouvoir ak contre pouvoir ndax pouvoir bi yëpp Serigne Cheikh a ko yore moo tax yu mel noonu dafa jar di bàyyi xel am na koo xam ne kenn mënu ko fontoo ci jamono ndax li ko yàlla dénk jox ko mu contrôler ko ci temps contrôler ko ci paramètres contrôler ko ci ay directives contrôler ko ci ay dynamique yaakaar naa ko bëgg fontoo di nga sonn moo tax dañ dëkk ci jamono joo xam ne ku ne buurit dañoo rafetal rek ndax buur boo gis marionnette la ni ko Serigne Cheikh waxee woon épouvantail yi ay épouvantail rek a fi nekk épouvantail nag bu demee bay bëgg xëccoog nit di siisoog nit di xatal nit dafa fekk ni boobu daa wóolu ñi nekk ci ginnaawam rek waaye am na koo xam ni kenn rek a nekk ci ginnaawam muy yàlla ak yonentam ñenn rek a nekk ci ginnaawam mooy mag ñu baax ñu am kon nag li ma waxoon benn mbokk fekk ñuy waxtaan mu ne ma bon courage ma ne ko wax ju yàqu la ma ne ko ndax am na koo xam ne courage ak ñàkk courage amul marche arrière kanam rek la mën a jëm kon nag muy jëm kanam am jàmm dana jëm kanam muy jëm kanam di ñàngal dana jëm kanam muy jëm kanam di yuux dana jëm kanam kon nag courage danga koy tal courage danga koy tal ndax xanaa xamoo ne ki dëgër fit sax mën na ragal waaye ki talul fit boobu dafa xam ne leneen xajutu fi loolu rekk a ci nekk moo tax ni ma ko waxee rek yàlla xam ne damay bañ sax ñuy wax ni xëy na fanatique la
waaye bu may wax ndax lu awlaadu tijaani Serigne Cheikh taxul suñu góor gi a tax ndax nag budul moom duñu kenn budul moom duñu leen budul moom lii yëpp jaru ko ni ma koy faral di waxin la sax waaye mag yéen bokkuñu tariixa yéen ay tiijaan ngeen man ab dof laa ndax lu mu wax amul baat boo ciy teg amul xalaat boo ciy teg la mu wax daal nañ ko def nu mu mën a nekkee sax suñu yoon nekku ci kon nag ndax nu awlaadu tijaani ndax bu ñu xàmmee xam suñu bopp te xam li ñu war moom moo tax kon nag ak lu mënti xew dañ ko ciy sant xëy na sax mën nañu wax ni daje bi Serigne Cheikh a tax d'accord anniversaire am la ñuy fêté waaye Serigne Cheikh a ngi nii te bu fi taxawoon it dëggal li ma wax xam naa ko moom mii xam na ko Serigne Cheikh mii xam na ko loolu rekk a ci nekk ba tax na taxale rek ci mbaaxu yàlla ak ci barke mag ñi yàlla na yokk yàlla nañ ko yàgg bokk di fekkee yàlla xam na ni li ñu waajoon sax ëpp na lii waaye man maa mënul di xool mbokk yi ci ginnaaw ci naaj bi ndax ni may diisee góor gi daf ñu yarul ci lii àq dafa diis fa ñii rek ñoo ngi koy waxtaane fekk moom mu may tooñ mu ne ma àdduna ci kaw ba ci suuf gisul man lan laa mën a ragal lu dul benn baat bu may tudd bis bu nekk muy àq ma ne ko parce que yàlla du weddi boppam yàlla nga ñàq mu jox la sa cër lenn rekk mën a tax mu jëlee ko ci yow te mooy àq ma ne ko moo tax àq kenn du ko fooye te malheureusement bokk na ci li tardé réew mi ndax wolof àq rek la ñeme yàlla nañu ci yàlla musal ci bépp gor musal ci bépp jullit musal ci bépp boroom yitte ak boroom taxawaay ñu bañ a guddal ndax yàlla xam na ni nit ñi teel nañu ñëw teel nañuy toog te dañ leen di ñeewante billaahi moo tax taxale gaa ngoog bu taxee ñu xam ni ki ñu nàmpal la bu taxul nag ñu xam ne taxale la rek te baal ñu ko kàddu yaa ngoog yàlla xam ne ni musuñu bëgg sax retenir nit ñi ndax dafa am loo xam ni xam nga mës nañ ko waxtaane ay jamono ci ginnaaw nga ne ma waaw te nga wax góor gi mu génn ndax nit ñi namm nañ ko ma ne ko maa gën a ñàkk d'accord ci mu génn ma ne ko ndax koo xam ni wax na lépp jàngale na lépp def na lépp bu génnetee lu muy waxati bu génnetee lu muy defati lu mu deful ba pare kon nag problème bi du mu génn wax problème mooy ne nit ñi am jom te jëfe noonu rekk ci nekk moo tax wax ji jarul muy gudd kàddu yi jarul muy gudd li ci am njëriñ rek ñu fexe ba jëriñoo ko li ci xaw a doy waar ñu jéem a xool nuñ ko def rek incha allah loolu laa ne woon rek bu ñu ñëwee ñu partagé ko rek comme démb jaar na fi te suñu chef religieux moom macha allah jarul tegaat lu bëri kon ñu yamale ko foofu te gën a ñaanalante rek incha allah wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. moom day maam xam naa kàddu yi moom daanaka luñ ciy tegati sax amul mooy li ci am solo rek mooy li may faral di wax damay mës a dégg ci sa wayjur Serigne Mansour Sarr
mu ni ma dégg dundin la te tabarakallahu communication bi nga fi def li ci am solo rekk mooy bu ñu jógee def ko programme matérialisé ko comme dégg dundin la ñu xool nuñ ko jariñoo dafa mel na bëccëgu tey cër ak daraja leer na ndax ni mu ko indee te mooy cër yàlla koy joxe daraja nag nit ñee la koy sédd ni mu ko indee it ci droit ak devoir ni mu ko indee it ci gagné ak perte te bu ci ne ak victoire gagné ak victoire te bu ci ne ci rekk fondement dund la te tey nag macha allahu développé nga ñu ko ba ñu mën koo jariñoo kon nag si Malick yal na la yàlla yokk jàppale yal na la yàlla yokk sàmm yal na la yàlla yokk taxaw yàlla yokk la dëgëral li nga yéene sa kilifa yàlla mottali ko li la sa kilifa yéene yàlla mottali ko ndax xamuñu lépp waaye am na lu ñu xam te it wax dëgg yàlla am na lu ñu xaw di ruus mooy li alquran di wax waddu law tudhinu fa yudhinuun waaw loolu sañuñu ko ci suñu diggante te it yàllaa ngi dogal xëy na moom mi toog xawma ko ba mu jeex waaye am na lu ma xam ci moom mooy bi ñu yàlla booleeg tey mësuma yëg lu mu sonnee ngir jëmu boppam lu mu sonnee ñaara tax lu mu sonnee cause kilifaam a tax lu mu sonnee cause tarbiya bee tax loolu moom fu ma toll man mën naa ko koo seddeel kon nag si Malick loolu yal na la ci yàlla jàppale sa maam soxna Safiya radiyallahu taala anha daf daan wax nee na yàlla kum narta fay nee na du la liggéeyloo kon nag yàlla mottali rek la ñuy ñaan mu mel ni dafa am sa benn njaboot bu la defaraloon benn tableau bëggoon la ko offrir kon bu fekkee mi ngi fi rek mu ñëw jox la tableau bi xam naa bu ñu noppee rek nga joxe ñaan ñu ñaan te yewi njaboot yi incha allahu yal na yàlla delloo ñëpp ci jàmm yàlla sàmmal ñu góor gi ci biir sàmmal ñu ko ci biti wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. xam naa dafa am lu ma maam dee léegi rek xam naa nag duma ko wax ci kaw waaye ma dee leen ko ndànk ji rek ci micro bi ndax daf ni ma waaw nit ñi est-ce que doo leen jàngal nu ñuy ñaanee loolu nag xam naa moom rek dama bëgg mu wuutuma ci dama xamul tey lay doon wala kañ lay doon waaye daal moom si Malick yëf yaa ngi noonu rek xam naa daal moom incha allahu kon ci ndigalam ñun ñëpp bokk jàng fatiha jàng juróom-ñetti suuratu Quraysh jàng falaq jàng naasi jàng salaatu ala nabi def ko hëddiya ci suñu góor gu tedd gi waaye nag ñaanal ko ci moom yàlla sàmm ko te yeggale ko incha allah bismillah.
القوم غرتنا إلا لنا الفوز يا ويلا لمنشرم محموده فأبو العباس كنيته ففي المغمس ياب القصد للحرم عليهم أرسل الرحمن حين أتوا طيرا أبابيل ترميهم من الإرم ومحزن النور لما أبى أبرهة وخيب له ظنا أقبح الرجم internaute éveil comme ni ñu leen ko waxee woon rek yaakaar nañ ni nag li nga xam ne moom moo fi rusee tey jëmale ko ci wàllum enseignement te ki nga xamante ne mooy sang bi ñu gën koo xam ci Mame Cheikh Ahmed Tidiane Sy Moustapha tënku ko ci temps bu gàtt tënku ko ci solo ci nga xam ne am na ko ci wàllum enseignement jublu directement rek ci la vie politique de Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum moom mi waral bëccëgu tey bi ba mu ca noppee tamit daal dinay leeral ana lan mooy cër lan mooy daraja lan mooy devoir lan mooy droit lan mooy gagné tëjee ko lan mooy victoire mu mel ni waxtaan wi lu muy gudd wala mu gàtt ci xam-xam rek la ko daal di wékk ba tax na naka nañu leen ko waxee woon rek ca njëlbeen ba du man rek maa nekk ci bile bërëb dama ko sekk ak ku ñuy woowee Soxna Ndiaté Soxna Ndiaté ñu ngi lay nuyu di la dalal itam ci bile bërëb. Soxna Binta fay naa la di la jox sa wàccuwaay waxtaan bi nga xamante ne nii Mame Cheikh Ahmed Tidiane Sy amal na ko tey fii ci Tivaouane mi ngi noonu rek di génn ci salle bi ànd ak Mame Babacar Sy ak Papa Cheikh Sarr utali fan ca njaboot ya comme ni ko kilifaam daan defee sang baa ngi di dox jëm ci njaboot gi di saafonte ak ñoom njaboot gi nag kenn mënul tee sa bopp koo ci gis rek mi ngi wane contentement ak di wane tamit cofeel bi nga xamante ni am na ko ci Mame Cheikh Ahmed Tidiane Sy Moustapha moom mi nga xamante ni moom la ñu sang bi daal di joxoñ nañu mooy seen patron mooy seen chef de guerre waaye itam mooy seen capitaine. Soxna Ndiaté tey ku gis tey lu fi xew yàgg di teewee ndajeb Serigne Moustapha Sy sa xel du dem ci lenn ndaxte kat Mame Cheikh mi gannaaw ba mu génnee ànd ak Papa Cheikh Sarr ba noppi daal di ànd ak Mame Babacar jëlu direction kër ga dafa daal di wàññeeku wutali njaboot gi côté ba naaj ba gën a tàngee te moo ne dey mu ngi koy wax sànq nii ci biir salle bi ñeewantu rek a tax mu daal di tënk discours am ci biir ñeewantu googu moo tax itam mu daal di def demi-tour fas yéene dem saafonte ak njaboot gi comme ni nga ko waxee gën leen bàyyiloo xel waaye tamit dañ ci am beneen lecture buñ ci daal di def njaboot gi daw di ko wutali yëpp lenn taxu leen a jóg lu dul wan ko ne ko tey lañ la gën a sopp si tey lañ la gën a fonk waaye itam tey lañ la gën a déglu loolee tamit dafay firnde rek njaboot gi ni ñu bàyyee xel Serigne Moustapha Sy ndax ba mu leen joxañee capitaine gémmuñu ci demi mesure dañ cee engagé wu ba mu jeex tàkk tey mu ngi mel tey Serigne Moustapha Sy la ñu jàkkaarlool tey mu ngi mel tey Serigne Moustapha Sy moo doon def ak ñu orientation tey mu ngi mel ni tey Serigne Moustapha Sy moom moo taxaw ndaxte kat bët yañ doon xoolee Serigne Moustapha Sy moom la njaboot gi tey ñëw teg ko Mame Cheikh Ahmed Tidiane Sy Moustapha te xam ne nag joxoñ bi jubla doon na gën a metti bu taxaweewul woon tey taxawaay bi nga xamante ni taxawee na ko ndax lépp lu nga xamante ni Serigne Moustapha Sy lebaloon na ko Mame Cheikh Ahmed Tidiane Sy tey capitaine dafa taxaw temm daal di fas yéene fay bor boobu noonu ba wis ko kon nag duñu ko def rek lenn lu dul ñaanal ko yàlla gunge ko ci yan bi nga xamante ni am na ko ñaanal ko lépp lu nga xamante ni yéene na ko ci kilifaam yàlla motalil ko ko. sànq Soxna Ndiaté da nga koo wax que ne suñu sang bii di Mame Cheikh Ahmed Tidiane Sy Moustapha dafa fas yéene fay waajuram bu góor ba wis ko ci say biiri wax waaye keroog moom daf ñoo rectifié jaarale ko ci Cheikh Tidiane Sarr ba ko Cheikh Tidiane Sarr ne ca Irshad ne ko kat sang bi wàccoo naak ñun kon nag ñun ñoo ci des faaw rek ñu fay ko ba wis ko mu ne ko duma ko wis dama koy taw suñu sang bi kon xam na li koy xaar ci responsabilité xam na li koy xaar ci engagement xam na li koy xaar ci njaboot gi te li ñu waxoon léegi rek moo ci nekk ba Mame Cheikh ne Moustapha ndax xam nga li nga réussir ci wàllum ruux fii ma toog yëg naa ko waaye keroog googee tamit mën nañ ne l'histoire se répète ndaxte capitaine dafa teel a xam li Serigne Moustapha Sy réussir ci ay ruux moo tax mu teel ñoo boosté ànd ak ndaw ñi ànd ak mag ñi
ànd ak waxambaane yi ànd ak njagamaar gi xale yi tey ke àndut ak sagoom ku nekk yaa ngay daw di xittal bu naan kan yàlla nga fi yàgg te wér maam Cheikh Ahmada Tidiane Sy noonee nag la ñu daal di jël rek ñoom itamit daal di dugg si biir kër gi soxna Ndiaté ñun itam ñu ngi leen topp ba ci biir kër gi. tey ku xool capitaine li nga xamante ni noonu lay demee ak ndaw ñi ni mu leen di booster pour ñu jug dem vers l'action moo waral tey feeñ na ci waxtaan bi nga xamante ne def na ko ndax ci diir bu gàtt tënk na ci ay baat yoo xamante ne nit ñi mën nañ koo dundee ay at ak ay at kon nag du ñu def rek lu dul jëfe li nga xamante ni moom la wax mooy ñu dem vers l'action. dem vers l'action loolee nag la ñuy daal di def rek andi ceeg suñuy cadreur ndaxte nag bul fàtte ne internautes yi ñoom ñëpp ñu ngi toog di ñu suivre ñoom ñëpp ñu ngi toog bëgg a dundandoog ñun moment yi te duñ ko jaarale fenn fudul ci canal yi nga xam ne moom lañ tekk te ñu gën koo xam ci éveil noonee nag la ñuy daal def rek ànd ak ñoom dugg nañ si biir kër gi ñu ngi ci biir kër gi capitaine mu ngi ànd ak papa Cheikh Sarr mu ngi noonee di jox loxo yaay jox loxo tamit soxna Fatima Sy soxna yu tedd yi ak soxna Hadja soxna si nag faaw nag ñu taxaw ci tuuti rek dafa nekk soxna soo xam ne royuwaay la ñu gën koo xam ci soxna Jamilatu Bey nekk doomu soxna Indu Dem bokk ci famille soxna Safiyatu Dem te sax nag ñu ngi ñuy wax léegi ne soxna Indu Dem ak soxna Safiyatu Dem ñoo bokk benn wéyjur kon nag soxna si nga xamante ne moom la maam Cheikh Ahmada Tidiane Sy Moustapha nekk di jox loxo mën nañ ne wéyjur la si moom kon mu ngi dalal gan yi mu ngi saafonteeg ñoom mu ngi nuyonteeg ñoom waaye itam kenn ku nekk xam naa ne xol bu yaatu bi nga xamante ne am na ko moom maam Cheikh pour mën a échanger su ko mënoon da koy def ak mbooleem mbokk daara mbooleem mbokk pas-pas waaye itam ku nekk ak sa cër waaye ku nekk ak sa yiw na nga koy jotee ba tax na fu mu ñu yemale rek ñu yem fa si Malick kon nag lii moo jot a xew ci biir kër gi. Binta dafa mel ni góor gu tedd gi Cheikh Seydi Mouhamadoul Moustapha Sy dafa génn ca kaw di saafonteeg li nga xamante ne mooy njaboot gi nag koo ci xool la ci kanamam dañ ciy gis li nga xamante ne mooy mbégte ak cofeel jëmale ko ci ki nga xamante ne mooy sang bu tedd boobu noonu. bésu tey bii nag mën nañ wax ne dafa ala daw meek waaye itam way juróom bu góor ñu gën koo xam ci Cheikh Seydi Mouhamadoul Moustapha Sy moom itamit émotion bu ni mel moom la daal di yëg comme ni mu ko min di defee taxaw ci palanteeram taxaw ci balcon wam fu nekk mu daal di fay taxaw rek ngir mën may njaboot gi ñu daal di koy séen. soxna Ndiaté dafa mel ni du Serigne Moustapha Sy rek moom moo génn wet ba ca des tamit ñu ngi fay seen capitaine mu ngi ànd ak Mame Babacar Sy ànd ak papa Cheikh Sarr moom itamit saafonteeg njaboot gi. di bésu tey bi dafa ala daw me capitaine na ngi noonee ci balcon bi mu ngi tàllal loxo njaboot gi ñoom itamit ñu ngi koy delloo lu ni mel. capitaine na nga ko di joxe ñaan soxna Ndiaté mu ngay ñaanal njaboot gi moom itam. Binta comme ni ñu ko nettalee rek ci histoire ci ñetti fanu Tiwaawoon yi tey mën nañoo wax rek ne am nañ suñu ñaari fanu Tiwaawoon ci ndigalu Serigne Mouhamadoul Moustapha Sy waaye itam ci taxawaayu maam Cheikh Ahmed Tidiane Sy ak capitaine la kon nag tey ndaw yëpp rek ñu ngi booloo di ko ñaanal yal na yàgg taxawee taxawaay bi nga xamante ne kilifaam sas na ko kilifaam jox na ko. dellu di ñaanal kilifa gi di ñaan yàlla ndaje yu ni mel yàlla buñ fi di gëj noonu nag la ñuy daal di def rek di leen jox dig daje ci bu yàggul dara ak suñuy yeneen i programme ci éveil.